sa ndax Caaka Ndiaye. macha allah cimetière Caaka Ndiaye la tudd. cimetière Caaka Ndiaye waaw. ñoo xam ne Gijjaw la tudd. waaw moom ñoom seen bos Caaka Ndiaye la tudd. sa ndax fa la ñu ko denc. ñu yegg ci kaw tribune yéen kaay waxtaane lii nga xam ne déclaration de patrimoine képp nga xam ne dañ la takkal benn ndombal tànk bi ci sunu nguur gii sa budget tollu fenn bi booba nga xam ne faw nga dem def sa déclaration de patrimoine ministre de la justice nag maître Moussa Sarr fi mu nekk nii mi ngi ci tempo bu baax bi moom fi mu nekk baax na yaa ngi ci yoon bu baax bi kontaan nañu lool ci li muy def liggéey bi moom mojji moom dafa gën a ci taabu ji pour ñii nga xam ne ñoo ko war a def bie boo nga xam ne képp ku ko si deful na bàyyi ili waxoon na ñëwoon doon laaj keesu jàkka ji kafee laaj kees bi ma tegg may tiwi rek bañ demee rek ma tegg may tiwi ñu ne déetuwaay mu génn jaasi bi te kafee laaj indi tàllal sa nuna rek indi tàllal sa nuna rek indi ka tàllal ba mu ne ñooy doxal dem réew mi ne ñum ma non mais mënu ma toog weer te du ma ko seetaan de ba tey jii may wax ak yow man bàyyi ili mënu ma toog weer du ma ko seetaan non bàyyi ñu koy nuyu bu baax moom it dafa jagati ñu koy patrimoine en tout cas nee na leen maître Moussa Sarr li Mamadou Fofana wax dañ leen jox direction bu ne ñumma ministère bu ne ñumma yéen ngeen ñëw ne ñumma boo leen di ñëw dinañ xool ndax ñumma gi ngeen ñëwoon ñumma googoo fi nekk ba léegi wala ñumma gi daa am lu ci yokk ndax li ci yokk normal na wala déet mais nag ñi nga xam ne defuñu ko ndax ba fii am na ñoo xam ne defaguñu ko mais bu nga xam boo amee ñoo xam ne defuñu ko maître Moussa Sarr mu koy dànqaaf yet bi dina daal seen kaw de. mais ñi bokk ci njabootam justice lay waxal. ah kay waaw yet bi dina daal seen kaw. le non respect waaw. il faut dire que chaque fois bu ministre ñëwee. waa OFNAC dañ lay envoyé ñi nga xamante ne ñoo nekk sa tutelle. ñi nga xam ne yow yaa leen yilif. dañu war a def ne assujetti dans donc certainement que bi mu nekkee ministre lañ ko envoyé et lui au moins il joue son rôle pour un peu rappeler à l'ordre ñi nga xam ne ñoo nekk ci kilifteefam. Souleymane Assou Diagne économiste. mbokk mi bu Bargny bi. Bargny ñu ngi jàkkaarloo yéen. ñu ngi koy nuyu Souleymane Assou Diagne ñu ngi koy nuyu bu baax. nee nañ le non respect de ses obligations peut entraîner des sanctions conformément aux lois en vigueur kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax. dem leen def seen déclaration de patrimoine yegg nañ ci cëppaandaw gi de seen tur dafay génn ci liste bi de jamono joojee nag Babacar Ba bu forum du justiciable nee nañu réew mi on raisonne en termes de milliards ay milliards rek la ñuy dégg waaye bëri na ci milliards yoo xam ne dégg rek nga ci am kenn gisul fu mu jaar wàllum pétrole Sangomar bii Babacar Ba nee na bëri na ci ay milliards yu nga xam ne kenn xamul fu mu jaar pôle judiciaire financier na ci wax mais Sangomar est-ce que dafa am pétrole Sangomar amul pétrole de pétrole bu Sangomar si ba gaz nga foofu si am na am na pétrole Sangomar non mais ñi abandonné fan la c'est Sangomar la non Yaakaar Teranga waaw non oui excusez-moi Yaakaar Teranga gaz quoi oui gaz oui c'est vrai mu ngoog jàppale ne kon moom Babacar Ba la mu bëgg moo di milliards yi nga xam ne moom lañ ciy dégg ay waay na génn waay nañ ko wax na am plainte même gëm sa bopp je crois waaw ñun dugaloon na plainte gëm sa bopp dugaloon na plainte donc ay milliards la ñoo ko moom na génn ñu waxtaane ko rek jamono joojee nag sa mbaxloo bi nga xam ne moo nekk ci parti kiiraay sa mbaxloo leen gaañi sa mbaxloo leen ku ko wayoon xalam ñaar xalam deux ku ci xalam raw ñàkk nga sa mbaxloo leen dafa mel ni gars yi ku ci jamaay raw ñàkk nga léegi fu mu nekk gaañaa ngi sa mbaxloo de ca kiiraay waaw sa mbaxloo pëccëxoo waaw fu mu nekk nii nag kii nga xam ne mooy ceellu mag le dammel du plateau nee na sa mbaxloo la ñu ne nekk le grand sa mbaxloo le grand sa mbaxloo vers jomaay fii ñëpp a ngi daw wutali jomaay kiiraay wala parapluie waaw kiiraay nag moom boobu ku bëgg kiiraay rek da ngay daw pour naufrager ou bien mu Ndiaye Cissé sama mbokkum Tëngéej bu société civile nee na fi mu nekk nii kenn xamul ni nit ñi taxawee ci ay élections yi nga xam ne moom la ñu dëg ma mais bu fekkee dañ dem ba toll ci war a def report maanaam dàq élections yi dama ne dañ koy waxtaane nag ak lu mu ci manti doon faw toog waxtaan am mu Ndiaye Cissé ne loolu mooy mën a tax même bu fekkee dañ ko bëgg a reporter dañ koy waxtaane donc lépp nañu ko waxtaane yéene kaay bi daal dina ci dikk na également ci cool borom ñaar tur yi ak ñi nga xam ne seen mandat de dépôt yegg na si cëppaandaw gi ci week-end bi dugal nañu ci li nga xam ne moom mooy seen bàyyi ndëgës ndiku liberté provisoire waa Synpics ndax xam nañ ne kon seen ñetti journalistes yi Synpics seen ñetti journalistes yi yan journaliste kenn ki doon nañ ko 3 mois ferme kenn ki ñaari pompe ak ay jaaykatu téléphone waa Synpics ñoom ñoo bind communiqué dama wax seen journalistes yi non moom xam na ne secrétaire général Synpics xam na ne lu mu def li tew ko fenn ay jaaykatu moto pompe ak ay jaaykatu kii téléphone nga ne ñooñu ay journaliste nañ en tout cas seen journaliste yi ñenn ñi doo kenn ki doon nañ ko ñetti weer ñenn ñi ñaar loolu wax ji ñaaw ji ñuy wax les échos loolu même bu dul président sax wax ji dafa ñaaw nit kenn war ko yéenee safaan
de moom wax dëgg nit ñi. nit oui, est-ce que nit ñi niteeti nañu. oui yaa nit et nité. oui oui. yaa nit et nité. Oui, est-ce que oui. nit ñi niteeti nañu. foofu la réew mi toll. les échos yéen a kaay wiiri wiiri jaari ndaari. Bara Gaye dem na sa Diomaye Faye. les deux audiences qui ont convaincu Bara Gaye parce que nag génnoon na fi fan yi di wax ne sax sekk na waxtaan ak ki nga xam ne. moom mooy Diomaye kon mujj naa dem. Bara Gaye bu yëmbal. Bara Gaye bu yëmbal mii du Bara Gaye social bi. maire bu yëmbal Bara Gaye fekk ji na président Diomaye jamono joojee nag laas yéene kaay nee na la banque mondiale ouvre les vannes. wax sa mboxaloo. mooy lii sa sa mbox loola. mu ne nii kay moom rond-point Kiiraay. rond-point Kiiraay tous les chemins mènent à. 220 milliards de francs CFA Sénégal nag mujj na ko am ci banque mondiale mi ngi nii kon nag banque mondiale fu mu nekk nii ubbi na ay vanam ndox maa ngay rogalaat dugg ci biir Sénégal yàlla na gën a baawaan. amiin jamono joojee wàllum mbay mi dem beex dikk bi emploi le Sénégal décroche 340 milliards francs CFA ci banque mondiale alhamdulilah koppar bi tàmbali naa dugg ñu ngi xippi suñuy gët di xool élection territoriale yi nag fu mu nekk ni waa FDR di opposition bi nee nañu Diomaye nag wax fa dëgg neex yàlla tànk de taliban mu banque ay élection la ñu dëgmal ba fii xamuñu ndax élection dina am dina wala déet kon nag lu mu ci manti doon teeral wax ñu xam fi ñuy taxawee le quotidien yéen kaay organisation locale yooyu lay wax fu mu nekk ni daal fulu total la ñu nemmeeku brouillard total la ñu nemmeeku 5 weer moo ci des maanaam juróomi weer képp moo des suñu mandat maire yi nga xam ne ñoo toog suñu bokki moomeel yi amul benn décret buy convoqué corps électoral bu ñu gis looloo sabab opposition bi tënku ci FDR nee nañ nag faw ñu toog waxtaan concertation mënta ñàkk ci miim réew. hôpital Tivaouane bi day ubbi finalement on dira enfin. enfin hôpital day ubbi El Hadj Malick Sy oui. ah très bien kon loolu lu am solo mi ngi noonu ci kaw noonu. l'hôpital El Hadj Malick Sy bu Tivaouane ouvert donc le lundi. alhamdulilah. et moo gàmmu gi sax. moo da ciy baax sax parce que gàmmu gi. gàmmu gi moo gàmmu hôpital gi de suñu gàmmu. niveau je crois 3 la hôpital bu mag la bu et baax. Tivaouane tamit ñu bàyyi ko xel bu baax ci wàllu assainissement. parce waaw, que waaw. nawet bàyyi bi xel bu déjà baax. mois d'août bi moom mooy loolu. donc nañ ko sóoraale. nañ ci sóoraale. suuf soo nee nañ FDR maanaam opposition bi nee nañ toog waxtaan lu mënta ñàkk la te nag jooni lay doon fu mu nekk nii ndax nag juróomi weer moo des ñu yegg ci élection yi te ba fii kenn xam lu ñuy taxawee. banque mondiale 340 milliards la ñu rocc seen i gafa jox ko nguuru Sénégal gannaaw waxtaan déggoo bu mu am xaatim déggoo gi sax daanaka démb la woon financement de la banque mondiale jagleel ko Sénégal beneen appui bu ñu xayma ci ñetti téeméer ak ñeent fukk. ci ay milliards gis ngeen ministre bi ak waa banque mondiale ni ñu joxantee loxo jamono joojee nag Vox Populi nee na wax fa dëgg 340 milliards bu banque mondiale 20 milliards bu banque africaine de développement bu daanu see fii nga xam ne moom mooy Sénégal gëneel rek lay nekk jamono joojee Aljuma Sow bokk ci waa kiiraay nee na nag xaalis bi bu ñëwee c'est parce que bëñ biy metti bu Sénégal wax fa dëgg moom la ñu rocc sànni nee na réew mi benn bëñ biy metti moo fi amoon moo doon wëng-wëngi fépp secteur boo laal bëñ bi metti bi yàq na ko wax na fépp yàq fépp loolu moo tax nag Aljuma Sow nee na bi ñu buddee bëñ bi sànni si la lépp nag ne tekk nag buntu yi ibbeeku fii fattoon yëpp ñu futtar ni ko bëñ bi metti boobu kan la Aljuma Sow nee na Ousmane Sonko la ay ñoñam kon nag Sénégal benn bëñ bi metti la moon Aljuma Sow moom moo ko wax ci yéenekaay bi Vox Populi mais du tee tam ñu laaj ndax solution bi ndax du li ñu def nii comme solution est-ce que du prothèse dentaire rek quoi prothèse dent rek quoi prothèse dent la quoi en attendant dañ ko plombé non il faut ñu laaj loolu parce que dëkk bi dëgg je réitère c'est pas Banque mondiale mooy développer le Sénégal il nous faut des investissements des projets productifs début bi la rek voilà Banque mondiale comme foofu na wax les comment il faut le faire non mais Mambay Banque mondiale ñëw Mambay ce bilan il faut le faire il y a une co-responsabilité sur cet échec de Diomaye Faye et de Sonko non quel que soit Alpha faut être juste moom ñoom ñaar voilà très bien voilà loolu lañ ñoo tardé réew mi quoi bu ñu taxal tam quoi. waa SUTSAS nee nañ Ibrahima Sy nag wax fa dëgg fekkee ñun nga bëgg a toogal nii da ngay xaar de. wax fa dëgg neex yàlla amuñu sa jot. lan lay woote moom. dialogue stratégique la woote jëm ci coppite yi ñu bëgg a andi ci système sanitaire. waa SUTSAS nee nañ ko nag. il maîtrise même pas le système mu ne. Mballo Diagne da ngeen di dem wala ci dialogue. non mais duñ dem. Mballo du dem Ibrahima Sy nee nañ ko da ngay xaar ñun amuñu sa temps ah Ibrahima Sy kenn di ko gisu ko FDR opposition bi ñu ngi nii lañ taxawee nee nañ nag dafa mel ni lii xeeñ ñi dafa dañu bëgg dàq élection yi mais nañ ko waxtaane nañ toog waxtaane ko parce que mënul nekk noonu rek sale temps pour la démocratie fee sa Guinée waaye Guinée gis ngeen président bi waaw c'est triste li muy dem tàggatoo bi nga xool bët yi et puis nu mu jeexee ah mi ngi nii li mooy àdduna
muy journalistes yi activistes yi hommes politiques yi ñoom fu mu nekk ñoom ñëpp patt la ñu may. xamuñu ndax na ko lii yàlla may wér waaye de. amiin lii xeeñ doy na waar de. c'est pas normal quoi. doy na waar de man daal bi muy dem. noonu tàggatoo bi noonu il faut donner le pouvoir aux civils. sa yaram day daw. Ousmane Sonko nag ubbi na dossier bi Assemblée nationale Sonko ouvre le dossier des fonds secrets. ah bonne chose. kees yi si réew mi. waaw. Ousmane Sonko nee na faw ñu teg ko bët liñ bat ko. ah kay. kees yëpp. ah. kees yëpp. kees yëpp kees yëpp moom amul keesu di waaw wax waaw. keesu kii de. Ah, déet. kees yëpp. kees lii yëpp la ci suuf. en tout cas loolu moo sababoo démb sax ñu amal ab ndaje sa bureau ba assemblée nationale jàpp nañu date le 10 août ngir nag ñu mën a amal ab session extraordinaire dana antu am déet li ci kanam raw li gët. waaw mais moom suñu 1,770 millions yu mu doon jot. Kees. moom duñ ci non mais non. waaw loolu tam si kees yi. Ousmane n'avait pas droit. dégg dama ne. Ousmane n'avait pas droit à des fonds politiques. loolu moom mooy dëgg. et même dans l'architecture je te dis bi nga xam te ni moom nañuy defaree le budget même de la primature. amul fenn je te dis et je le mets au défi fu ñu bind ne fonds politique dafa am. kon suñuy 1,770 millions yu mu wax moom la doon jot mais de Ousmane Sonko il nous doit des explications ci loolu. message baa ngoog leer na kon nag. bu ubbee fonds secret moom lay tàmbalee boppam ba pare doog ci teg keneen. et à l'Assemblée nationale aussi il a des fonds secrets là-bas. foofu tamit dafa am foofu. oui mais débat boobu lay woote je crois. xam naa débat bi loolu yëpp nañ ko waaw loolu waxtaanee ñu war a leeral. non day wax ne man dañ ko Nañ ko tàmbalee ci man. mais nañu ubbi fonds secret rek loolu. Oui. moom day wax moom ci boppam. baatu ba fonds pare. secret amul nañ ci njëkk si moom ba nomenclature. pare doo ko dem ci ñi si léegi le des. problème fi muy nekk mooy le mot fonds secret amul ci nomenclature. Très dafa am bien. leen li ñu koy làqee. foofu la problème bi di nekk. très bien waa banque de sang nag fu mu nekk nii dañoo manqué ay poches nee nañ 13 poches kese la ñu am pour toutes les urgences du pays 13. 13 non. fukk ak ñett c'est seet grave. dem leen maye ji deret. Non, man dinaa ñëw c'est maye grave. xam naa man sama bos nag dafa raar nit ñi sama dañoo groupe lekkul ba suur. sama groupe dafa raar booy may kay Ban day fekk nga? nga lekk ba suur. man sama bos. man yéen AB lekkoo la leen ferñeent amoo leen vitamine ak jox seen ngeen def. lu kër man rek maa fa nekk AB man est-ce que tamit adapté ñoom ma te yëgu ma ko. kenn xamul li lan la. kër man rek maa fa nekk AB dama ragal dañ ma adapté te yëgu ma ko. man de au plus Aywa. la waaye damaa xiiba